lan mooy cancer. dugg nañ ci mois bi nga xam ne mooy mois sensibilisation par excellence cancer du sein. mois bi si ngay gis nit ñi di partager di waxtaan def ay témoignages surtout pousser nit ñi à faire des dépistages pour fagaru si wàllum cancer du sein. malheureusement c'est très rare ma dégg ñi expliquer nit ñi lan mooy cancer lan moo koy indi fu mu jóge naka lay doxalee sa biir yaram ba nga am cancer. c'est vrai que fekkee ne daa am sa benn membre famille bu ko am dinañ la ne waaw da nga am ay prédisposition mais lu tax nga am ay prédisposition moo tax c'est essentiel nit ñi comprendre avant tout lan mooy cancer. pour comprendre luy cancer faaw nga comprendre lan mooy cellule. li ñuy woowee cellule jàppe ko élément bi gën a ndaw wala liggéeykat bi gën a ndaw ci suñu yaram. su may wax ndaw taay bi rek moo ma tax a wax ndax suñu yaram suñu organe suñuy yax lépp luy def nit ay milliards ak milliards cellules ñoo fa nekk di former di maintenir ak doxal élément suñu yaram yépp. industrie bu mag très organisée ba nga xam ne cellule bu nekk ak benn rôle bu précis ba nga xam ne il suffit que benn cellule doxatul wala defatul liggéeyam ni mu ko war a defee pour que yaram bi enclencher automatiquement li ñuy woowee apoptose mort cellulaire maanaam cellule bi dafay xaru wala benn agent ñëw rey ko. léegi nag fekkee ne cellule bi nga xam ne dafa am problème doxatul lànk ne du dee fa la cancer li tàmbali. cellule bi foofu ñu ngi koy woowee cellule cancéreuse day dem ba dof di multiplier wu maanaam mu nekkoon benn doon ñaar mu doon ñaar doon ñeent kan di dem ba former benn boule benn espèce de masse ñu ngi koy woowee tumeur ci biir organe bi mu nekkoon. ci wàllu cancer du sein nag organe bi en question mooy ween bi. évidemment cancer du sein ween moo tax dépistage bi ñuy njëkk def mooy di palper ween bi xool na tax dañoo sentir foofu benn boule wala bi mel ni lu néewi loo xam ne nekk foon. et foog ma wax leen dara nag góor tamit mën na am cancer du sein waaw techniquement ñëpp am ween waaye bëriwul nag environ 1% des cas rek doy na waar quand même. war nañ xam ne tamit tumeur bi mën na bañ a feeñ ci forme boule wala loo xam ne mën nga ko sentir yenn saa yi dafay tasaaroo ci ween bi rek indi la ñuy woowee symptôme inflammatoire maanaam métit yenn partie yu néewi wala benn endroit fenn mel ni lu ñuy xëcc. yooyu cancer ñoo gën a raar gën a métti gis tamit nit mën na toog ba 5 ans balaa moo xam ne am na cancer. lan mooy indi cancer fan lay jóge soo comprendre li ma doon wax au début cancer ci dérèglement ci biir benn cellule lay tàmbali. yan facteur ñoo mën di indi dérèglement yooyu mën na nekk problème boo xam ne ci biir gènes yi maanaam sa ADN lay commencer. moo tax ñi leen naan ngeen gën a moytu fekkee ne kenn ci seen famille da ko mës a am ndaxte sa ADN c'est héréditaire surtout bu nekkee kenn koo xam ne daf la jege maanaam sa yaay wala sa sœur. beneen bi ay facteurs externes la yuy perturber ces cellules chaque jour cellules yi di defaru yenn yi di dee. ñun nag ñu continuer di nekk en contact ak perturbateurs yooyu ñu dem ba benn bés dégâts yi irréparable benn wala plusieurs cellules dof développer benn cancer. perturbateurs yooyu mooy yan ak ñoo bari. est-ce que ñu ngi rendre compte nombre de cas cancer ni muy yokkee chaque année. c'est parce que nit ñi ñu ngi nekk en contact di lekk di naan di diwoo ay agents cancérigènes chaque jour te mën nañ si bañ a xam dara. depuis ça ñu ngi xaar yan facteur tux ka nga nekk ki téye cigarette bi wala ki toog ci wetam yéen ñaar ñëpp exposé. sangara évidemment. surconsommation lekk industriel ultra transformé yi. surconsommation lekk bu ëpp. lu tax tout simplement parce que lekk produits industriels ultra transformés fees nañ ay conservateurs ay colorants ay E600 nangam yu dul jeex glutamate monosodique aspartame produits chimiques vitamines synthétisées nga xam ne yu ci ëpp ay perturbateurs endocriniens lañ ay agents cancérigènes prouvés ci jàngat yu bari. foo dégg perturbateur endocrinien mooy luy dérégler say hormones maanaam éléments yi sa yaram di yónnee ci biir cellule bi pour wax ko defal lii bul def lii. lépp luy perturber éléments yooyu dafay affecter directement cellules yi kon di yokk risque développer benn cancer. perturbateurs yi produits lekk ultra transformés yi ci la bokk. déodorant synthétique notamment yu am aluminium pollution bi ñu wër gaz yi jóge ci oto yi ci bus yi yenn produits ménagers yi tamit. est-ce que nit ñi pare nañ pour dégg lii en tout cas xam leen ni 90% produits ménagers yi sont ultra toxiques
am na yoo xam ne dañoo tere seen utilisation si yenn pays développés yi depuis ay ati at da nga xam ne ñu ngi koy jaay africain ba bésu tey jii dem naa ba benn étude scientifique bu génn si occupational and environmental medicine prouvé na ni eau de javel dafay yokk infection respiratoire ak ORL ci xale yu am 6 ba 12 ans léegi imagine leen rek ñi nga xam ne dañuy def eau de javel si ndox bu ñuy naan waaw. Bref mën naa toog fi ba suba di leen liste affaire yi mais yaakaar naa li gën mooy ma ñëwaat ci bu nekk ci benn vidéo dinaa mujjee si beneen facteur bu ñuy woowee irradiation prolongée gis nga lii inoffensif nga foog dafay dégager en quasi permanence ay radiation électromagnétique yi nga xam ne mooy tax nga mën a téléphoner connecté seetaan vidéo bi may def ni ak utilisation bu yem apparemment bëriwul risque apparemment wante dara loo xam ne xale dafay juddu rek nga teg ko ci loxoom mu nekk ci suba ba ngoon pendant ay at mënoo leen sax imaginer effet dévastateur yi mu am ci cellule xel bi lii yëpp pour wax ni à part facteur génétique yi nga xam ne day nekk prédisposition ci nit ki suñu style de vie suñu environnement suñu alimentation jamono ji mu ngi ñu exposer fortement ci ay facteurs ak i agents cancérigènes moo tax sensibilisation combat contre cancer du sein ak bépp cancer bu mën a am yemul ci dépistage kese il s'agit jël suñu disposition ci bés bu nekk changer suñu style de vie ngir style de vie bu gën a sell simple te naturel favoriser consommation locale au lieu di jënd lekk boo xam ne xamoo fi mu jógee ak ni nga ko defaree di yemale utilisation produits toxiques yi muy ménager wala cosmétique di vérifier déodorant yi ngeen di jënd seen composition bu baax faral yi nga xamante ne au moins bind nañ ci lii tout en sachant que dara gënul déodorant naturel yi wàññi leen di réglementer seen exposition écran yi surtout xale yi mosoo leen dégg ni góor bu bëgg am doom warul def téléphone am ci poche am radiation électromagnétique xeex ak fagaru cancer combat la ci bés bu nekk feebar bu métti la fajuwam tam métti na moo tax ñu wax ci fagaru bu baax ndaxte fagaru moo gën faju